mbokk yi suivre luttetv.com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare yaakaar naa ne taxawal nañ fi yàggul dara doon taxawal benn combat wala boog Gaston production doon taxawal benn combat mu doxoon ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang loolu ci weeru koor gi la woon ba léegi ñoo ngi ci weeru koor gi di amaat mbégte rek di kontaan bu baax a baax ndax yaakaar naa ne weeru koor Pape Bouba moo ngi dem comme ni ko Oustaz Alioune Sarr di ñaane rek buy dem yàlla nañu fi bàyyi buy ñëwaat yàlla nañu fi fekk Gaston nag woowaat ñu fi tey ci combat bu am solo bu mu nar a taxawalaat boo xamante ne amoon na fi 31 mars 2018 doxoon ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux yaakaar naa ne mooy combat bi njëkkoon a taxaw sax avant Balla Gaye ak kii di taxaw Bombardier waaye Gaston dafa mel ni juboo amaan na ci digganteem ak Gris Bordeaux waaye ak digganteem ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye numéro 2. Gris Bordeaux ak waa écurie Fass wala Fass Ndakaaru am loo xamante ne war nañ ko wane ci combat bi muy booloo gi nga xamante ne am na ci diggante Fass ak Ndakaaru muy Fass Ndakaaru mu mel ni tey lam andi woon dana ko yokkuwaat yokk ci xam-xamu Amadou Kati Diop waaye yokk ci tamit xam-xamu ña nga xamante ne ñoo doon dar Yaxya Diop Yékini waaye Balla Gaye numéro 2 la dajeeloon 2018 ngeen gis combat ba na mu demee ñu bëre bu metti te neex xeex bu metti te neex Balla Gaye am ndam ci kawam par avertissement tey nag la ñu war a xaatimaat combat bi Pape Bouba fii ci Maristes kër Gaston Mbengue waaye nag gis nga fi ma génn tey ci noir dafa mel ni tey ndax ma dara de xam nga kan moom a génne fii Doudou Diagne Diecko le président des amateurs tey moom a génne fii ci noir waaye Ibrahima Cissé borom New Fashion moo ñëw bi borom Pikine ak Sandaga moo ma ñëwal lii. asalaamaaleykum mbokki Sénégal bu ngeen gisee ndaje mi xam ne am na lu xewati ñi ngi fii ci kër Gaston Mbengue le Don King de la lutte sénégalaise ni ñu fi nekkee woon ci ayu bés yi passé ci yeneen combat yu nga xam ne taxawal na ko Gaston nag toujours daf ñuy bett ndax fa ñuy xalaat ak fa muy fël du bokk mënuñoo muus a muus ba xam lan lay nas su nasee nag ba mu sotti mu ni ñu ñëw leen ñu ñëw ñépp xamoon nañ ne digganteem ak Balla Gaye 2 def na ci lu am solo muy jox ko ñetti avance ñaari combat yi xam ngeen ko mu desoon benn Balla Gaye Gris Bordeaux féete na boor Balla Gaye Boy Niang numéro 2 féete na boor ñu doon wër-wërloo nag di wax Balla Gaye troisième avance bi kan moo koy jël waaye nag Gaston waxtaan ak ki nga xam ne mooy le troisième tigre de Fass muy Gris Bordeaux Gris boo ko yeewoon ci nelaw ni ko loo gën a bëgg mu ni la bëre ak Balla Gaye plateau bu nekk boo ko fa invité bu ñu limee ay defetam bu ñu ca boolee bu Balla Gaye bi mu ni bokku ci le 31 mai 2018 la ñu daje woon le 31 mars la ñu daje woon 2018 tey jii Gaston Mbengue décroché waat ko mu nekk le combat de la clarification nekk yi tamit derby Barça Real léegi rek Balla Gaye dafa dugg si di mbal ak Gris Bordeaux ndax Real dafa toog waaye laata Real di toog Barça ko njëkk a toog moo tax man la Real Barça daanaka ñoom ñooy daje te Real Barça njarndéem lay doon moo tax combat la bu nga xam ne dina neex lool ndax bu njëkk ba Gris dañu ko woon nañ ko cons nañ ko ba dem nañu ba ñoom ñaar kenn bëggatu ca dara waaye bii yoon nag mooy l'acte 2 ñu war ko paraphé tey ki nga xam ni moo fi teew yaakaar naa ni tey jii presque Gaston dafay commencer nekk en retrait ndax mënatuloo def dara ci làmb lu mu deful woon amatul dara lu muy prouver mi ngi tàggat ay xaleem ba tey jii nag jàpp na ni fees nañu dell place bi moom mu toog ca gannaaw di coacher bàyyi leen ñu doxal ku ne xam na ni Mbaye Fall staff bu mu bokk ku ne xam na ni Abdoulahat Ndiaye staff bu mu bokk Gaston bu ko neexee tëdd nelaw ndax ñoom mat nañu place bi bu baax a baax waaye nag makan mii itamit ku ko xam-xam ne depuis que Gaston production moo nekk ci ginnaaw papaam di tirer les ficelles di liggéey lu am solo waaye bu ñu waxee Gaston wax partenariat am également ak waa Lutte TV ak ki nga xam ni également mooy Beuz mu ci def liggéey bu am solo kon nag
ah père Baboo ngi nii toog wax naa leen ni suñu papa Double Less yal na yàlla wéral yaramam yàlla delloo ko ci sagoom ba mu dellu siwaat parmi nous ndaxte ku nekk xam na ni suñu papa Double Less nit ku baax nit ku nga xam ni képp ku mu gis def na la comme moroomam fu mu ñu gis day bëreek ñun kaf ak ñun reew ak ñun fa mu tëdd tey yàlla na ko yàlla fëgg boppam ba mu delluwaat ci sagoom waaye lépp mu jël ko jox ko père Babou pour mu géreel ko li des ci carrière u Balla Gaye en attendant moom muy dellu si waaye bu ma xoolee Gris Bordeaux mi ngi feggoo ak Khalifa Dia Khalifa masque bee tax xàmmeewu ma ko Khalifa toog ci wetam moom tamit nekk ku nga xam ne en matière de contrat yàlla am na lu bari lu mu ko ci may nga xam ne ba mu àndee ak Gris ak léegi ànd ak waa Fass ak léegi tous les contrats daf koy xool càmbar ko bu nee gongo rek nga xam ne gongo la kon nag dañuy daal di def sans plus tarder li nga xam ne moom moo ñu fi indi mu nekk rek acté dañuy acté parce que lii ma nga jëm saison bële di ñëw nekkuñu ci signature de contrat nekkuñu ci face to face dañu nekk ci acté mooy paraphé contrat ba ñépp xam ne am na engagement bu lié Gaston Mbengue ak ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux lié ko ak ki nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 Gaston production kon gàcc ngalaama ci li nga xam ni mi ngi koy dérouler parce que feuille de route am la yorul rétroviseur day avancer rek di dem loolu nag macha allah yàlla na ko ci yàlla may wér yàlla may ko ci kattan te ñépp jàppale ko parce que lii muy def mooy dundal làmb kon nag yaakaar naa ni Makan dañ lay bàyyi rek nga ubbi ndax yëf yi bett nañu bari te dafa mel ni waxtaan bi yàggul pour ñu trouver un terrain d'entente. dama ne ku amul géwél daal amoo dara ah. kii mooy Serigne Mbaye. Serigne Mbaye ngoom suñu géwélu juddu ngoom. waaw wane na ko. ku baax moom moo ñu xam. ah waaw moom moo ñu xam ba ca ndaan mooy suñu géwél. ayca bisimilah Makan loolu. nuyu naa ñëpp sedd na xol. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Père Gaston sama papa ko nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm li yëpp moom la li yëpp moom la làmb su yegsee fii daanaka ñëpp xam nañ ko moom la moo tax ñu koy woowee le Don King de l'arène. di nuyu tamit sama benn tonton bu baax Mbaye Fall le coordinateur exécutif de Gaston Production moom tam lu bëri la ci dafa dul feeñ rek waaye lu bëri la ci waaw maa ngi koy sant di ko gërëm di nuyu waa Gaston Production yëpp équipe la et on est très bien organisé tey nag ñu ngi taxawal combat Balla Gaye Gris te xam naa ni revanche bu neex a neex la nar a nekk avant ñuy sori sax bon comme Balla bi mooy presque 3e signature am jot naa gis visite médicale am gi yooyu balaa ma ciy sori rek Gris pour mu leer rek est-ce que indi nga. waaw. bon xool ko. waaw balaa ñuy avancer parce que bëgguñu kenn ni wéruma waaw bëgguñu kenn ni wéruma bëgguñu kenn dut di ci am. L'information de diagnostic normale loolu mooy apte na voilà très bien loolu mën nañu continuer merci beaucoup. voilà donc li gënoon am importance mooy loolu léegi combat bi incha allah bu soobee yàlla ci saison 2021 2022 lay doon Dakar incha allah wala feneen xamaguñu ne. ñu ngi xool maa ngi nuyu mbëri Balla nuyu naa la Gris nga nuyu di nuyu sama ñaari père yi Khalifa ak Babou maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que yéen tamit yombalal ngeen ñu lépp voilà. est-ce que mën nañu xam
difficulté est-ce que mën nañu xam ne ndax am nga ay difficulté pour décrocher combat bi yan difficulté nga ci daj. non combat bi amul parce que Balla depuis très longtemps suñu partenaire Gris Bordeaux idem il y a pas longtemps déclaré na ko Sénégal bi yëpp ci seetaan il est devenu un partenaire de Gaston Production donc moom tam ci kër gi la bokk moo tax taxawal combat bi daanaka ci ay heure lañ ko def waxtaan juboo ñu ñëw tey ñu signé contrat nag combat la bu nga xam ne ñépp a ko bëgg ndax revanche bu neex la waaw ni Gaston Production am na ñaari nit yoo xamante ni ñi ngi ci muy Alioune Gueye ak Laat Ndiaye ñoom ñaar nag dama leen di sant di leen gërëm parce que ñu ngi ñu yombalal liggéey bi ñu ngi koy yombalal bu baax a baax di ci profiter nag di nuyu itam waa gastonproduction.com voilà c'est le site gastonproduction.com bu mu juddoo yàggul waaye ñu commencé na def ay ravage ok merci beaucoup Makan combat la bu nga xam ne nag sàccum dënd yomb na waaye foo ko tëggee des fois day jafe ndax làmb ji ku nekk xam na ni fi mu nekk nii am ci date lu jafe-jafe la mais Gaston Production toujours dans le cadre de ses innovations et de sa vision prospective am na lu mu xalaat ci wàllu mébét ndax gis ngeen léegi li nga xam ne wane nañ ko muy certificat d'aptitude médicale muy lu am solo ndaxte kat jël ay millions di ko joxe kon koy jox amul assurance vie loolu yaakaar naa ni risque la bu promoteur yàgg jël waaye tey dans le cadre justement du professionnalisation de la lutte ci la Gaston dugal loolu daal di ne léegi nañuy wane certificat d'aptitude médicale ñu soog a avancer loolu leer na ci bopp yi waaye nag combat la bu nga xam ne Gaston mi ngi xalaat wala boog Gaston Production bi ñu waxtaanee dañu xalaat yóbbu ko en Gambie def ko le drapeau de l'intégration entre le Sénégal et la Gambie te ku nekk xam na ne diggante Sénégal ak Gambie c'est une très longue histoire ndax ba ñuy wax jamonoy Senghor ak Daouda Diawara booba ñu ngi doon wax la Sénégambie tey jii nag diggante président Adama Barrow ak président Macky Sall ku nekk xam na diggante bi ni mu demee te pour symboliser les relations d'amitié de fraternité entre le Sénégal et la Gambie Gaston xalaat na ñu yóbbu ko Gambie tudde ko le drapeau de l'intégration ou bien le drapeau de la Sénégambie loolu ñu ko ci encouragé parce que tey jii ku nekk xam na ni par le biais de la lutte qui est un sport bien de chez nous et de la Gambie yaakaar naa ni war nañ ci mën a tisser des liens d'amitié de fraternité et des liens séculaires à plus d'un titre yàlla na yàlla sottal mébét boobu bu ko defee ñu dem Gambie bu ñu demee Gambie nag dina neex lool léegi nag président de la République Gaston lii muy liggéey ñun dey bu ñu sañoon jàppale bi gën a rëy ndaxte kat ginnaaw bi nga xamee ni président de la République woote na ca ndaje mu rëy moomu di xalaat nan la ñuy def ba wutal ndaw ñi am xëy ku nekk xam na ni làmb bu ñuy wax pourvoyeur d'emploi mën nañu xalaat ni làmb li nekk ci ginnaawam ak li ci nekk ci ay licenciés wutal leen ay combat bokk na ci liy contribuer à trouver un emploi à la jeunesse te Gaston ci loolu lay dox pour jàppale réewam xam ni tey Sénégal desee la tu ko dara Sénégal la juddoo fi la màgge fi la yaroo fi la fekk baax fi la ko baax fekk fi la tekkee kon tey lu mu am delloowaat ko ci réew mi loolu moo ko gënal lu mu amit jàppale ko son excellence le président de la République moo ko gënal moo tax tey mu ne xaaral ma xar suma tànk tubéy taxawal ay combat jëmale déwén dugal ci ay centaines de millions yàlla na ko yàlla jàppale ba mu eggale ak teeyu bakkanam mais ku jara jàppale ngi nii ku jara encouragé mi ngi nii
et puis on demande au président de la République mu gën a jàppale Gaston Mbengue xam nañu mi ngi koy jàppale waaye jàppale du doy. ñu ñëw nag ci le père Babou président des managers nekk yi tamit ku nga xam ne tubaarkàlla li muy jëriñ làmb ñun ñëpp xam nañu lu ne lijjanti na ko te boolewu ci coow promoteur bu ne ànd na ak yow jàppale la mbër mu nekk ànd na ak yow liggéey ak yow te kenn mosu ko dégg ak coow bu président bu suñu papa Double Less xoolee manager yi ba ni ko président Babou yaa ma doy ci sama doom dénk naa la ko ci ay qualité am la moom kon nag dañu koy bàyyi moom mi nga xam mbokk Gaston la ca Njàmbur mu ñëw waxtaan ak askan bi ci lii nga xam ne mooy 3e contrat wu Balla Gaye 2 digganteem ak Gaston Production ah waaw wala Balla téyel na ko rek baal ma jéng ko rek baax na ni asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen sant bu baax a baax di leen ñaanal weeru koor wi nu nekk yàlla bu mu nekk sunu mujj weeru koor ci barke Serigne Bassirou Mbacké lii nga xam ne nag moom la Gaston def muy combat wu Balla Gaye ak Gris Bordeaux yaakaar naa nit ñu bari soxla woon nañu ko yàlla Gaston la ko jox mu yor ci xalaat yu baree bari nag ndax bu demee ba ni dafay yóbbu combat Gambie wala mu andi ko fii mi ñu ngi ciy waxtaan sànq ma ni ko nun de Gambie la ñu dëkk ndax Double Less ba muy ñëw fii Fallay ba mu koy jëli ma ngi ko fekk Gambie la ko andi booba Ndakaaru am ay quelques mbër yu fi dëgër mu ni na ñu ni nañu jëli Double Less ñu jëli ko Gambie lañ ko andi ak ñoom Makhtar Diallo ñu andi ko fii ba mu darale Ndakaaru kon bu ñu delloo Gambie ah day mel ne dañoo ñibbi fa nu dëkkoon te loolu jëkku fi tey ndax drapeau Sénégal bi amoon na fi ñoom Makhtar Diallo ñoo ko yore woon Mohamed Ali moo ko bëre ak Maam Njambaan yàlla def Maam Njambaan jël ko kon Gaston bu delloo foofu dañuy sant yàlla rek yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm ma ñëw ci côté Double Less da nga wax ni mu xool menacé yëpp mu ni ma yow laa dénk sa njaboot sama njaboot loolu dañu yàgg man ak moom Double Less du tey Double Less ba muy ñëw Ndakaaru booba man supporté wu ma ñoom Double Less maa ngi supporté séeréer si Double Less keroog ba mu bëreeg Moussa Diame yàlla def Moussa Diame daan ko dama jaar këram booba sax combat bi agseegul dama jaar këram mu ni ma ah yow doomu raam nga de xam naa ni kër Double Less kër Moussa Diame nga jëm ma ne ko waaw yow xam nga ni Moussa Diame laa àndal mais loolu dafay neex te teewul ba ma wàññi ko kër Moussa Diame dama dellusiwaat kër Double Less àdduna dañuy koy doxalante doxalin bu rafet man ak Double Less tàggalikoo wuñu booba ñii juddooguñu tàggalikoo wuñu ba tey ci ñu ànd gone yi ñëw yàquñu ci dara parce que bu leen neexoon ay mag yi jëmm la ñu bu leen neexoon ñu ni baabu du ñu yor bu leen neexoon ñu ni sam papa ki mu nu jox duñ ko jël ba yàlla defee ñoom dafa mel ne ñoom ñoo gën a sawar seen papa ci pour ma ànd ak ñoom kon maa ngi di sant Double Less di sant ay waa këram yëpp di sant nag ki nga xam ne tey mooy sunu lépp ci làmb ji muy Aziz Ndiaye ndax Aziz dafa ànd ak Balla Gaye ànd bu rafet ànd ak man ànd bu rafet muy sama doom di sama xarit di sama lépp mu ne ma man de dama bëgg a jàppale Balla Gaye ànd ak moom ba nga carrière am bi li ci des ma defaral ko ba lépp lu mbër di am ak lu doomu aadama ay am mu am ko kon damay sant yàlla di sant Aziz di sant aussi Gaston Production yëpp ma ñëw ci côté Balla Gaye ak Gris Bordeaux Gris maa ngi lay nuyu lu bare bari sànq yaa ngi may tooñ naan ma da ngay ñàngal toujours man du ma ñàngal bu ma ñàngaloon xam nga ne doo ñëw fii yow xam nga ne bis bu ma ñàngalee doo ma gis doo ma ñemee xool sax xam nga ma sax bu baax yow xam nga ne bu ma ñàngalee doo ma xool da nga maa yab rek waaye xam nga ni man du ma sa morom bu ñuy jàkkaarloo man ak yow avant ngay jàkkaarloo ak Balla Gaye nga xam ne du ma sa morom da nga ma yab nag foo mu fekk da nga may draaye mais du ma sa morom de dégg nga loolu
maa ngi nuyu aussi xalifa magam moo ma ko jox di Moussa Dia ni ma jàppale ma nga dugal xalifa ci bureau bi mu amoon ay kalu ba yàlla def tey xalifa dugg na ci bureau bi pouvoir bi ma ci am ak tànk bi ma ci am tànk boobu la ci xalifa am maa ngi koy sant di ko gërëm di ñaan lii nga xam ne moom la Gaston Nisser yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak yonent ba ak sëñ Basiru Mbàkke te yàlla def Balla Gaye am ci ñetti ndamam yii muy ñetti ndam yoo xam ne kenn mësu koo gis muy ñetti ndam yoo xam ne yàlla nañ ko yàlla ak yonent ba ak sëñ Basiru jox maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ci barke sëñ Basiru Mbàkke wasalaam. dañuy ñëw ci Khalifa Dia waaw ñu dindi masque bi waaw corona bi waaw Khalifa Ababacar ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu ñu ko gisee rek suñu yaram day daw ndax suñu xel yëpp dafay dem ci suñu grand Moussa Dia ñu koy ñaanal fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla na ko yàlla xare ca àjjanay firdawsiya njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxo mu nekkoon ku am fulla am jom am fayda kenn mus koo dégg ci ay caaxaan ba tey jii Gris Bordeaux nekk ci loxo Khalifa mu mel ni continuité la rek moom nag yàqu ci dara ndax moom tamit ku ko xool pratiquement Moussa ngay ndax nit ku nekk nañ la yare loolu nga yóbbu foo jëm te am na ay vertu yu nga xam ne grand Moussa ñun yàgg nañ ko kon bu ñu ñëwee gis Khalifa dañuy am mbégte lool bàyyi ko mu waxtaan ak àdduna dégg nga nag père Babou moom commencé na moom ay misilam commencé na ko sànni daal ma téye ngeen baal ma nag parce que comme mu wekki bëñ ay bëñ moo tax ma sal masque bi quoi mais maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm déjà au départ sama mbër Gris Bordeaux di ko sant di ko ñaanal di gërëm Gaston Mbengue boo xam ne vraiment il nous a bien accueillis te yombal nañu moom it dañuy wax manager yi ñoo leen di yombal mais ñoom it yombal nañu ko Babou mooy suñu président moo ma yaatal ba ma dugg bien que mook Moussa la woon vraiment maa ngi koy gërëm moom it combat bi nag moom combat de yow wax nga ko sànq sax du combat revanche mais combat de clarification parce que pour ñun combat bële defet am kon suñu bëreewaat day nekk dañ koy leeral combat bi Gris en face waa face Ndakaaru dinañ ko préparer comme il faut te moom it li ko daloon ci combat bële di ko dalaat parce que combat bële dafa ñëwoon pour bañ daanu xam nga y a une nuance dafa différent que ñëw bëre daan mais dafa ne combat bi daanu xaju ci kon dafa bëre pour bañ daanu mais bii di ñëw incha allah day bëre pour daan lu bari na gëmuñu loolu mais dina bëre te dina daan incha allah loolu lañ koy ñaanal ko te mobilisation bu ñu war a def nag mobilisation bu bees parce que écurie bi ñaari écurie la bu fusionné Fass la ak Ndakaaru am na beneen équipe boo xam ne kat yi moo koy piloté beneen façon d'entraîner mooy am quoi te Gris xam na kat yi te kat yi xam na Gris quoi xam nañu mu koy entraîner moom it wóolu na kat yi ci loolu quoi. loolu en plus la ci seen diggante ak Balla Gaye en plus non seulement en plus la ci diggante mag suñu diggante carrière Gris Bordeaux mais nag c'est un plus pour les supporters parce que day nekk supporteru Fass ak supporteru Ndakaaru supporteru Médina c'est-à-dire Fass moo war a mobiliser pour jàppale seen doom kon nag combat boobu jour boobu su ñëwee moom mu nekk Gambie mu nekk Sénégal Gambie mooy Sénégal Sénégal mooy Gambie fu mu nekk fu ñu ko yóbbu rek baax na. père Babou nee na ñoom moom Gambie de. waaw ñun tamit bokk na am nañ ci wàll ñun tamit. am nañ ci wàll incha allah jërëjëf. jërëjëf Khalifa léegi nag le 3e tigre de Fass ci yow laa jëm waaw parce que Balla moom fi mu nekk nii dañoo wax ak moom ba waaw mooy loolu yow lañu yàkkamti woon say wax Balla ñetti contrat la am ñaari signé na ko ba pare mu des yow tey jii nag lañ koy paraphé sa manager wax na ko léegi
yow it dégg naa sax nga toog ci plateau wax ko bu ñu la limalee défaite contre Balla Gaye bon bien que palmarès moom yaa ngi ci mais yow ba léegi nanguwuloo parce que nee nga wëlbët gang wala dóor bu ni këpp mooy tax nga nangu léegi nag acte 2 baa ngi nii clarification baa ngi nii Gaston taxawal na ko yaa d'abord sa diggante ak Gaston nga gën ci indi leeral pour waxtaan mi nan la def ba ngeen jubóowaat ba tey jii ngeen nga war ko bëreel ensuite sa diggante ak Balla nan la nar a dem. non non donc kéem auzu billahi min asheytaani rajim la xawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim macha allah la xawla wala quwata illa billah ñu ngi ziar ñëpp di am contentement teew fi tey dëgg yàlla mais nag dañoo am tiis avant ñuy ñëw fii parce que nag suñu waajur jigéen soxna su koy jon di suma rakk ci suma pap di ma jur moo génn àdduna moo koy jaale nag waa Yoff yëpp di ko jaale waa Kour Saafe yëpp di ko jaale waa Tiki waa Jas waa Ngapparu Kour Saafen bi yëpp rawatina nag waa Yoff suma yaay jooju nga xam ne suma lan la ci man sax sama bàjjen waaw sama bàjjen jooju nga xam ne suma papa da ko bëggoon lool amul fu ma ko teg maa ngi koy jaale nag mbokk yi yëpp waaw li tax teewuma tey ci dëj bi lii laa doon bañ mu échappé ma pour képp ku mu fa gisoon te mais incha allah demit naa fa teew mais maa ngi koy jaale ñëpp di am contentement trop nag teew fii parce que tamit Gaston moom xam nga ni mooy Pape Mbëri quoi qu'on dise rek mooy nit la koo xam ne il est très engagé bu duggee ci dara bëri na xuloo nag xam nga bëri na raak mais liggéeykat la xam nga nit moom noo mën a mel te liggéeykat nga te boo duggee ci dara rek da ngay mettre le paquet c'est très important et c'est une personne à encourager c'est une personne à féliciter avant mooy xuus rek ma nuyu suma adversaire du jour Balla mon frère maa ngi lay ziar di la tatagal di la ñaanal jàmm di ko ñaanal sa ay bokk di nuyu père Babou di nuyu Makan xam nga new generation ñu ngi lay encouragé bu baax a baax di la wax ni dalal jàmm di nuyu presse bi yëpp mais Gaston moom dafa mës a nekk un collaborateur malgré na parfois nag ay nit bu ñu bokkee liggéey des fois mënu ñàkk yooyu waaw loolu mënul ñàkk te 90% de mes combats moom moo ko ficelé moo ko taxawal ñu mës a nekk ay partenaires moo tax lii tey mu taxawal tey dañ ko ci encouragé te nag période bi nga xam ne nag Malick Gaston mi ngi pour ay moyens di ko dugal ci làmb période bu cruciale la woon période bu critique la woon diggu pandémie bi la Gaston dañ jékkiti xaalis di jox am na yu bëri ñoo xam ne dañ ko doon tayaloo sax naan ko li ngay def est-ce que wóor na kon kooku tey musul denc ci làmb malgré que amoon na benn recul pour quelques années mu toogoon kenn gisu ko mais bi mu ñëwaatee xam nañ ni nit la koo xam ne tey jeunesse bi ñor na ko nit la koo xam ne bëgg na développer parce que làmb nag quoi qu'on dise li ñu mën a wax yëpp facteur de développement la ay jeunesse ay jeunes ñoo ci nekk 90% te Gaston ak effort yi muy def yëpp ba léegi mënul satisfaire mbër yi parce que on est 8000 et poussière kon c'est une personne à encourager c'est une personne à féliciter venant de l'État kon li nga wax sànq état bi il faut mu jàppale ko pas seulement moom parce que am na ay moroom yu fi nekk am na ci ay rakkam yu fi nekk les Pat Abdou Fall et les consorts yeneen boy yu ndaw yi tey effort yi mu def tey pour taxawal lii tey am xam-xam la ak équipe ay Mbaye Fall boo gisee Mbaye Fall nga xam ni ay derrière ay ñeneen ak ñeneen ay Abdoulaye Ndiaye ak yooyu c'est des personnes yoo xam ne à féliciter kon boog ñu ngi lay ñaanal yàlla père li nga bëgg ci làmb ji dana la ko yàlla defal li nga xam ne da nga ko summ muy ci bal ba pare léegi nag quoi qu'on dise mooy ñaari avance ñetti avance dafa xew te loolu dafa arrangé mbër parce que tamit quoi qu'on dise tey sport de combat yi am ci àddina bi yëpp planification la boo demee ci MMA bi dem ci yeneen sport individuel yi calendrier ngay am athlète bi pour nga xam ne toute une année da ngay nekk en préparation mais imagine-toi un lutteur qui prépare un combat toute une année parfois nga ñëw ba ci pàccandew ba ñu ne combat dañ ko reculer tey bu la yàlla mayee nag Gaston ñëw parce que daan na ko fi def ak Moustapha Gueye daan na jël ay 3 avances 4 avances à chaque fois il est toujours en activité il est toujours actif kooku tey da ngay chaque jour da ngay am fraîcheur physique mais bu nekkee da ngay toog di xaar benn combat jëmale ko xaw ma ban at te combat boobu balaa moo ñëw boo jëlee ci combat bi ay boro kese boo amul soutien amoo ñu la jàppale dafay métti ci yow kon boog système bi nga xam da nga ko teg
muy di jox mbër yi ay benn avance ba ñaar ba ñett ñu ngi la ci encouragé di ubbi nag buntu yi di ubbi buntu yi nag ñun jeunes yi nga xam ne tey dañu wane seen bopp ci làmb ji tey ñun exclure nuñ kenn li Balla di def nii tey am 2 avant ñaari avant je suis prêt pour le faire parce que am na ay boy yoo xam ne fii tey c'est des gosses ay boy yu ñu war a jox ay chance la ñu boy yi ci xam boy yi wane seen bopp nag waxuñu la n'importe quel boy ah boy yi nga xam ne dañu toj pas ñuy jox ay boy yoo xam ne tojuñu fenn boy yi nga xam ne dañoo yëngal toj làmb ji pare nañ tey pour jox leen chance pour am ay 2 avance 3 avance pour année pour gën a làmb ji gën a yëngatu xam nga loolu daal di ñu ko lay encouragé di la ñaanal yàlla yaa xam li nga bëgg ci làmb ji yàlla na ko yàlla defal ci barke alxuraan. le combat. acte 2 bi mooy. waaw man dama mës a déplorer nii Balla daanu mën na ma daan ci ay këyit mais jusqu'à présent loolu mënuma ko nangu parce que nag mbër boo ko daan malgré que booy boole ci ay palmarès da nga naan dañ naan Gris Bordeaux Balla daanoo mais man en âme et conscience au profond de Gris Bordeaux dama ko mës a déplorer yàlla nag may nuñu nag ñu war a bëriwaat def la belle dama mës a wax ñu mbëri boo koy daan da nga koy dóor mu daan war nga yenu ko ba ci kaw dóor ko suuf loolu la ñuy jàppee mbër bu daan kon ko nag suñu père indiwaat na ko gars yi yàgg koo laaj sama supporters yi bu ma tourné ñu ne mais xaftaan la war a tooy yàlla indil na loolu te boog ñu ngi sant yàlla bu baax pare nag pour waaj pare pour woo Ndakaaru moo fukk lañ fi ñaari ci Ndakaaru ak le nouveau fusion entre Fass et Ndakaaru xam nga ku xam kat yi xam ni c'est l'expert comptable de la lutte loolu Mbaye Cissé yooyu ñëpp tey avantage la tey ñu am un grand combat comme combat bi si ñaan yàlla rek yàlla na ci yàlla defal jàmm Gaston lépp loo xam bëgg na ko ci yàlla na ko yàlla defal ci barke Alxuraan di nuyu suma ménager di nuyu presse bi yëpp di nuyu nag suma président écurie parce que tey umpuloo ak moom ci événement bi nii tey xat-xatu julli gi tey bu leen fàtte ni c'est un tailleur un grand tailleur Emery Couture xam nga tey ku gis xam tailleur ni période bi dafay nekk ko période bu cruciale pour moom ñàkk am jot wala xat-xatu embouteillage moo tax teewul fii mais bëggoon na teew fii honneur bis bi parce que nit la koo xam ne tey il m'a toujours épaulé ci période yu compliqué réerul ak Gaston parce que li ma doon wax ak Gaston yëpp moom moo ko wax ak Gaston man li ma am rek mooy ma ñëw toog woo ma démb la nuit na ma maître d'accord naa ak Gaston ci combat bi suba pareel pour nga dem régler sa certificat d'aptitude mais combat bi taxaw loolu laa ci am maa ngi koy félicité di félicité équipe Fass yëpp di nuyu Fass Ndakaaru di nuyu sama mbokk yëpp surtout mbaaw bi nga xam ne fa laa jógee di leen wax ni seen doom am na combat te ñu ngi ko tey lañ ko signé si ñaan yàlla ndam di encouragé ñëpp jërëjëf. gis nañu léegi un certificat d'aptitude physique parce que ñu bari dañoo wax Gris ba ko courant bi marché ba léegi mooy loolu. nekk courant bi dafa ma yokk doole. waaw léegi nag dañoo bëgg certificat boobu nga leeral ko askan bi parce que lu am solo la sur la santé et l'état physique de Gris Bordeaux. non c'est très important parce que tamit xam nga Sénégal moom Sénégalais moom xam nga yaa ma gën a xam yàgg naa dégg ay nit di ko ruumandaat est-ce que Gris il est prêt pour bëree bi yooyu mënul ñàkk parce que tamit depuis lors bëreewuma xam nga mais dafa am importance trop tey chaque lutteur tey avant ngay nekk ci compétition nga dem def xool sa yaram te tey certificat d'aptitude bi nga xam ne tey def naa ko tey donc c'est un médecin c'est un professeur agrégé moom Abbas Ka le médecin du CNG moo remplacé Thiat moo remplacé Ardo laa def c'est un cardiologue moo ma ko defal tey ma indi ko xool rythme cardiaque bi xool lépp boo defaruma ay certificat de bi en général la xool yaram xam ne je suis apte pour faire la kon boog ñu ngi ciy kontaan lépp di rassurer suñu ay supporters di ñaanal ñëpp jàmm jërëjëf. waaw léegi Gambie ak Sénégal c'est la même chose Gambie am na ay régions yu nekk Sénégal yoo xam ne ñoo gën a sori Gambie ci biir Sénégal la bokk te tamit làmb ñun tànk loolu yàgg naa ko wax tànk làmb mënuñu ko exporter yóbbu ko Amérique parce que nag bu leen fàtte ni gis nga sumo dama doon exemple sumo japonais yi ñoo ko moom mais valoriser nañ ko bu yóbbu ko dans le monde entier ñëpp di ko def te làmb li ci am ci aspect culturel li ci am ci ay bagages ngay ñëw soog nekk étranger ñëw di seen làmb di gis culture africain ci làmb rek la ko yàlla def amul ci beneen sport ci àddina dafa am volet culturel am volet sportif d'abord avant ngay nekk mbër avant ngay bàkkoog yooyu il faut nga pare physiquement boo bàkkoo am na ñoo xam ne làmb bàkk képp dong mën na indi ci stade bi
kon nag loolu ñun tey tant que mënuñu valoriser làmb bu yóbbu ko États-Unis diggu Miami non dama ne la échec nañu tant que loolu amul dañu échec parce que bu loo jox valeur mu am valeur te tey dañu am obligation jël làmb exporter ko waxuma la Gambie yóbbu ko Guinée yóbbu ko am bëgg nañ ko mën nañ ko Europe ñu commencé nañ ko woon def mais loolu il faut que mu am suivi Gaston ñu ngi lay xaar foofu ñu ngi lay xaar ay combat yóbbu ko diggu Miami wala dubbu ko diggu Grande-Bretagne bëgg nañ ko ci loolu tey xam nañu am nga capacité bi ku la jàppale bu la état bi jàppale nga yóbbu làmb fu ne en tout cas ñu ngi lancé appel le président Macky Sall mu jàppale Gaston Mbengue pour mu yóbbu làmb parce que làmb c'est un facteur de développement jërë ngeen jëf. dóor ma kenn mu daanu. rek koos baal leen ma ñëpp ñu yàgg fi di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di jaale tamit suñu papa Ndiaga Sarr dafa gën a àdduna di ko ñaan yàlla yërëm ko te xaar ko àjjana yi gën a kawe donc moom kay nekkoon di jaalewaat Gris Bordeaux kon ni mu ko waxoon benn bàjjenam bu gën a àdduna di ko jaalewaat Sénégalais yëpp rawatina aussi tamit di jaale journaliste bi teew suñu père Babou maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax ndax moom suma papa la suma xarit la ak suma père bee toog fee dëgg Khalifa Dia suma papa ji maa ngi koy sant ko gërëm nañ ne àdduna nag boo ci nekkee doom ja bàyyi kii toog fii moom bu toogee kenn du ko laajte ndax Makan nekk na nit ku baax koo xamante ne vraiment yàgg na ànd ak papam di liggéey ak Gaston production yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm rawatina aussi tamit suma staff sumay encadrement sumay am di jàmm sumay soppe sumay xarit ak sumay mbokk waaye di gërëm aussi tamit suñu père Gaston ndax liggéey bi muy liggéey ci làmb wane ne saa yu ñëwee mooy donkin wane ne saa yu ñëwee mooy première te yàlla nag mooy may te may na ko ñu ngi ñaan yàlla may ko gudd fan ak wér-gu-yaram ak wérle di ñaan yàlla aussi tamit man sama décision ak li des suma carrière yëpp bëgg naa ci 5 contrats di wax père ba léegi man doyalaguma waaw dama ne di wax père Gaston ba léegi man doyalaguma foqalewu ma aussi mais doyalu ma kon ni ko Gris di waxee làmb war nañ dépasser nga toog benn 1 an di toog benn xaar benn contrat dafay metti ay borom famille lañu ay borom soutien lañu suñuy contrat dañ koy bokk ak doomu aadama yi dañ koy bokk ak nii du doole yi muy man muy Gris muy keneen moo xam mbër bu mu munti doon kon donc benn contrat ci benn at tey bëri na ay mbër yoo xamante ne seen contrat bientôt léegi ñu jëm 2 ans xoolal noonu ñu toogee ñu yor famille yor njaboot yor soutien donc day metti kon père li nga def nii xàlliwaat nga beneen yoon bu bokkut ak li ñi doon xaar ci yow da nga ñëw indiwaat ñaari avance ñetti avance kon ni ko Gris waxee bu gisaatee benn avance ma koy conseil mu jël ko dépendre ñu ci ay kase boo xamante ne dañuy sonal wala dañuy sonal promoteur duñ sonal dañuy xool loo xamante ne mooy yennu maanaa ma liggéey ànd ak yow dooma gaañ duma la gaañ mooy compétir di am xaalis di mën a régler sans problème keneen mën a régler problème donc père vraiment ñu ngi lay sant baax di la gërëm maa ngi gërëm aussi tamit suma staff ndax lii staff bu baax moo koy def di beral loxo spécial Aziz Abdoulaye Ndiaye suma mag suma xarit suma lépp vraiment maa ngi koy ñaanal mag gi mu dem moom ak njabootam ak famem donc yàlla na yàlla defal jàmm vraiment aussi tamit kontaan naa trop di ñaan yàlla aussi tamit yàlla may ñu si ndam ci ñett avance yi ñu jël yëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm aussi tamit suma mag Liiru Jaan mais nga xamante doom day Gris la ak Boucher ak Lin ak Pape bi ma fa àndal ak suma rakk Sakes di gërëm Sénégalais yëpp donc vraiment yàlla nañ ci dugg bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin donc loolu laay jot a wax baloo ma laaj ma waxal. balaa ñuy ñëw ci combat bi déjà relation Balla Gaye ak Gaston production surtout père Gaston Mbengue dafa contribuer lu bëri ci sa njalbeenu carrière ak ci li nga xam ne réaliser nga ko sa bopp tey ji ndax mun nga dellusiwaat ci relation boobu ak li nga xam ni yéen ñaar ku nekk jëriñ na ko moroomam. mooy li may wax léegi rek xam nga père moom ni mu ànd ak man noonu la ko ànd ak mbër yëpp Gris wax na ko léegi Moustapha Gueye daan bëri ay 4 contrats 3 contrats di ko bëree di compétir
maanaam loolu dafa nekk loo xamante ne mbër saa yu ñëwee esat wala saa yu amee combat da ngay gis forme ci moom da ngay gis doole ci moom parce que du manqué dara tout le temps mu ngi nekk ci liggéeyam nit amee bureau war a xëy di liggéey suba ngoon mbër bi noonu la ko war a am mu ñàkk jot occupé ci boppam kon daal li may wax lenn la mooy père mu ngi def lu garaaw après nag lay comprendre mais sama relation ak moom yàgg na et est-ce que xam nga ne ba ni may ñëw di wax ak yow nii xaw ma lan la wax ak suma saf ci gàttal billahi wallahi wa taala damaa wóor xaw ma ba léegi lu mu wax ak Aziz maa ngi moom yàgg na ma ne ma combat bi nga bëgg ba xam man dox ko man ko ok après combat la may yow na ma li laa la fay man ko ok xam naa ne aussi tamit jàppee na ma kon tam moom du ma gaañ sama premier kër gi ma njëkk a am muy golf gii aw ma xaalis aw ma dara dama ne ko père man nekkuma fi di bëree di sonn te duma am loo xamante ne ëllëg samay doom dañuy màgg maa may problème mu ne ma loo bëgg ma ne ko kër laa bëgg ma ñëw waxaale kër gu cher ma ne ko nangam la waxee mu ne ko ok ci ma bëre ci ñaari combat ma yàlla dogal ma fay ko kon tey jot na maa dimbali suma carrière jot na maa tam aussi tamit tette wan ma yoon bi kon loolu kenn ku nekk ñaan nga ko yàlla ak promoteur kenn ku nekk ñaan nga ko yàlla ak relation bu baax donc vraiment loolu daal xam naa ko daal nit ku baax la waaw. alors lamb dafa am spécificité merci beaucoup lamb dafa am spécificité. jël combat yu bëri. nu mu tuddati B52 di jàmb. jëmale ci Balla. Boy Niang di jàmb. jëmale ci Balla. Gris fas yéene jàmb. jëmale ci Balla mais loolu yëpp ci benn nit tamit est-ce que tamit xalaat nga sa bopp tamit nag booy. non xam nga lu jigéewul ci yàlla ay jullit lañu ay doomu aadama lañ liggéey la ñuy def kenn ku nekk yéene nga sa morom jàmm ak salaam jàmb bi àggaguñ ci li am solo mooy. yàlla noppi na xalaatu moon ne dina am contrat 3 xalaatu moon ne ba xam lii dina am ci loo xamante ne démb lañ ko wax ak yow xawma tey ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla miy aare yàlla nañu aar yàlla miy sàmm yàlla nañu sàmm ak mbooloo mu ci lit donc loolu moo jar a ñaan mais bis buñ ci àggee rek di nga xamante ni ku jàmm ñu jàmm rek mais Gris moom jàmmagul day xaar. day xaar alors certificat d'aptitude médicale bi loolu aussi nekk lu bees. lu nga xam ne visite médicale nga indi ko sa adversaire indi ko. ci promoteur bi ngeen won ko parce que loolu daan na am CNG mais ñëw ci promoteur bi indil ko këyitu médecin ni ko wér naa loolu yaakaar naa ne daawul am non daan na am parce que tey ñun balaa ngaa bëri da ngay dem ci médecin mu xool la nga indi sa visite médicale voilà sa diggante CNG mais aussi tamit kon bu ko Gris waxee nii xam nga Sénégalais moom da ngay feebar wala nga am tuuti problème ñu ne non wératul kon ni ko Gris defee nii c'est très important pour mu leeral na Sénégalais ñi ñaa ngi koy ñaanal jàmm parce que Gris tey buñ ko ñaanalu jàmm tey ëllëg ñun ñaanalu suñu bopp jàmm parce que Gris moo ñu mën a may xaalis ñun ñoo ko mën a may xaalis kon nañ koy ñaanal wér ak salaam mu gën a wér mu gën a tawféex mais lii tam aussi tamit lu baax la xëy na ñoo ngi koy doog a wan promoteur bi nga xamante ne sénégalais yi jàpp nañ ne lii moo dal Gris wéragul wala mu nekkul ci santé bu baax yàlla dogal na nag mu wane ne santé bu baax laa nekk jàmm bu neex laa nekk kon ñoo ngi ko koy ñaanal am na importance vraiment. wax na ko léegi moom boo koy lim ci sa palmarès. doo koy metti sax parce que nee na daanoo ko. non bii nag mooy acte 2 bi dafa war a leer wëlbët gaañ wala teel mu ni këpp. non munu koo metti munu koo metti parce que xam nga lu tax dañ koo cons dañoo bëree xeex bëree xeex gi mu génn saako yi 3 fois. donc man du man maa ko génne du moom moo génne boppam. règlement moo ma jox victoire mais kon li ko gars di waxee ndam noo ko amee baax na xeebu ma ndam bi mais gënulu ma on dit la vérité musuma bëri combat bu yàggee noonu musuma bëri aussi tamit combat boo xam ne jeexul ci ay minutes donc nag vraiment bëgg naa bii moom kon ni ko sama maam daan defee forêt douce ba attends photo bëgg naa ko ci kawam waaw soobee mais courant bi mbaa du la maas parce que saa waay léegi ay volts yu bëri la yor. non saa waay fa mu génnee na courant ba pare. comme mu ngi ci sant bu baax courant bi génn. alors diggante ñaari combat yi. lan dina am tuuti lu nga xam ne man daf ma ciy xaw a jaaxal. parce que léegi yéen a bokk seen association. Gris nekk sa président. est-ce que jour boobu da ngay xool président bi. wala mbër bi ngay xool adversaire bi parce que dafa mel da ngeen a joxante cër mel ni mburoog soow léegi yéen ñaar. waaw xam nga cër mënut a ñàkk ci doomu aadama
ndax nit boo respecté wul sa bopp yaakaar na kenn dul respecté ay noble lañu gisoo li mu sol ak li ma sol ndogu ba jekk ñëw sol lu rafet ma sol lu rafet ñëpp toog donc amul lenn loo xamante ne mbër noble la boo demee ci këram noble la bu génnee noble la bu waree otom noble la boo gisee ay soxnaam wala nga gis soxnaam noble la kon donc li gën a rafet rek mooy ñu joxante cër mais joxante cër bi yëpp bu laajee kon premier face à face la combat bi déwén la jëm moo tax gisoo lu tàng moo tax gisoo lu soo suñu président la dañuy waxtaan ci lu bëri ci association bi lutte en activité parce que loolu ak yelleef la ñuy dox pour sama diggante ak moom ak yeneen di mbër yeeg moo xam nu mu doon njëriñ la su ñun loolu moo tax ñu sekk ko ndax mais nag avant ñu ko sekk lan moo ko indi durante kurpañ waaw yàlla daf ñu daje kon daal loolu ça n'est rien à voir ak loolu waaw loolu moom kurpañ yi dinañ ko ci xaaraat ngay dóor sa président ay kurpañ mu lay dóori kurpañ non président bi président la président baa ngi nii tey Macky Sall tey day xeexal intérêt Sénégal pour feneen am na ñu koy sax mooy loolu di ko sànni xeer teewul day jàpp ne président ak président ñooy xeexante kenn ku nekk intérêt la nga jëm sa kër waaw loolu daal amul problème bu boobaa daal ñaari mbër yi la ñuy gis mais du ñu gis président xaw ma secrétaire xaw ma ñaari mbër lutteurs en activité la ñuy gis waaw donc voilà sur la préparation parce que yow yaa ngi ci ñetti phase il paraît que sax ci li ma for ci wewu bay fi mu ne boo fi jógee sax boo moytul nga jël vol dem INSEP. waaw alhamdulilah ñu ngi ci waajal nag ñu ngi waajal kon le 31 juillet la ñuy njëkk a bëri sama diggante ak Bombardier di ci ñaan yàlla aussi yàlla may ñu ci ndam bu sedd guy di wax suma mbokk yi daal mbaal tentulee mbaal jayla Casamance bi maa koy naa booy Bombardier donc ñu ngi jëm ci combat boobu ñaan ci yàlla yóbbuñu si ak jàmm ñu génn si ak jàmm waaw bu soobee yàlla. da ngay dem INSEP. waaw ñu ngi ciy waxtaan nag ñu ngi ciy waxtaan bu baax ak sumay staff ak sumay encadrement kon man xaw ma joxe bopp roo ci làmmiñ bu ñu nee ma tey la maa ngi ca yoon ba bu ñu nee ma suba la maa ngi ca yoon ba mais ñu ngi ci préparation yi pour toujours. alors combat bi ñuy wax dañ koy yóbbu Gambie aussi loolu nekk lu nga xam ni dafay gën a retaxal diggante ñaari président yi nga xam ne déjà ri tax na